bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp. li waral sunu jataay bi tey mooy waxtaane daara yi nga xam ne daara Pamod la te ñu wax ne war nañ ko ubbi fan yi bi fi 32 daara yi daje gis nañu ne lu ëpp juróom noppiwu ci yeneen yi ci des na lu bari yeneen yi ci des na tuuti ñu bëggoon bala ñu ko ubbi yépp noppi benn yoon ñu ànd ubbi ko ndax xalaat la boo xam ne nu rafetlu nañ ko bu baax xalaatu daara moderne dafay am ñoo xam ne dañuy wax moderniser daara amul lu ci am waree su ko moderniser waaye daara warees na ko moderniser ndax bu demee ba nga xam ne ka ko yor néew na ci doole am na jafe-jafe ña nga xam ne ñoom lay jàngal daara xëy na yalwaan du ci mën a ñàkk waaye nekk ci mbedd yi nekk ci taax yi nekk di yalwaan kooku wax dëgg yàlla lu mat a moderniser la moo tax bi ñu waxee daara moderne yi ñu bari ànd nañu ci rafetlu ko loolu itam nag muy xalaat bu rafet waaye li ci gën a doy waar mooy bi ñu waxee ne dinañ ko liggéey ci nangami weer yooyee daanaka ëpp na nangami at yoo xam ne sottiwu fi bàyyi yu bari sottiwu ci man mi wax ak yéen daara ji ma nekk muy daara Touba Mbella ba ñu gëjee gis entrepreneur bi ak léegi ëpp na ñetti at yoo xam ne gisuñu te defe naa ne loolu ci appel d'ordre yi ci lay doon ndax tànn koo xam ne dafa wane ne mën na ko boole ay daara yu bari yor ko te amul kàttanu yor ko mooy sabab jafe-jafe yu mel nii waaye li ci am solo mooy ndegam lu baax la xalaat bu rafet la fa tabarakallahu ba ñëpp ànd ci li ma defe ne moo gën ñu gën cee am yitte ba xalaat boobu dara bañ cee sooxe mu sotti ci jàmm ñu jàng mu ñu bëgg kii jàng alxuraan ak ka nekk ca école ba di jàng français yam kepp loolu bu ñu ko defee li ñu bëgg lépp des na ko mën a am xalaat yi moom jàqoowu ci waaye doxin wi moom sooxe na loolu nag lu mat a gis la ndax fanweeri daara ak ñaar yi nga xam ne mooy Pamod yi nga xam ne mooy paquet ñoom mooy daara publique yi yooyu moom fa tabarakallahu moo gën a dox waaye daara Pamod yi moom des na dox loolu liy sikk si nag fii ma wax rek fi la nekk loolu nag ma defe ne kilifa yi nga xam ne ñoo ko war a yëg xamewuñ ko noonu muy président de la république Macky Sall ak ministre bu yor éducation nationale buñ ko xamee woon noonu danañ gën a soññi ñooñu gën a soññi ñi ko yor ñu taxaw ci taxawaayu rafet inspection de daara seeti nañu nit ñi ba tàyyi réunion nañ fu nekk daje nañ fu nekk formé nañ sax jàngalekat yépp ba nga xam ne kenn ku ne am nga nangami jàngalekati arabe yu alxuraan yu français ba tax na loolu moom lu ñu rafetlu la waaye nag fi ñuy jànge moom moo des te sotteegul am na ci yoo xam ne sax daanaka tàmbaleeguñ ko loolu nag ump na kilifa yi xam naa ne waaye ñu xam ne noonu la demee ñu dimbalenu ba yëpp gaaw te àgg te ñu tàmbali njàng mi ba mu àgg fi ñu ko bëggee loolu defe naa ne bu ñu ko defee ndamul réew mi lay doon ndamul lislaam lay doon waaye ndamul président de la république lay doon ndamul ministre bi ko yor moom lay doon te bëgguñu lu dul ñëpp am ndam ñi jàngale am ndam ñi jàng am ndam président mi leen jiite it am ndam loolu rek mooy suñu yéene yàlla na yàlla dimbale ba mu mën a sottee noonu fa tabarakallahu loolu laa ci amoon i kàddu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare te di leen baalu xaq te kàddu gi ñu yëkkati ñu di ko yëkkati ci turu daara yi nga xam ne mooy 32 daara non public yi nga xam ne ñoo aju ci projet bii di Pamod tey nag li waral kàddu yi dañ fay amaloon benn ndaje mu mag moo xam ne
mboolem 32 daara public yooyu yi ëpp ci ñoom teew nañ mboolem juróom-ñaari régions yi nga xam ne ñoo ko bénéficié woo ci biir Sénégal région bu ci ne am na ñu leen fi délégué nga xam ne ñaar fukki daara ak benn teew nañ ak daara yi nga xam ne it bi ñu waxtaanee ba waxtaan wi egg ñu tàmbali ko ci 10 heures ci suba ba jullee fi timis ba gee fekk nu fi lañ tënk lépp dañ cee doxalewaat it ak maanute ci kàddu gi ñuy bëgg a yëkkati mooy mboolem daara yi nga xam ne dañoo waroon a teew te teewuñu ñëpp ñi ci mën a jot nañ leen waaye ñoom ñëpp ñi fi yendu ñoo bokk genn kàddu googee it mooy nuyu président de la république ni ko Serigne Cheikh waxee léegi El Hadj Macky Sall nuyu ministre am bii di Mamadou Talla nuyu it directeur de inspection de daara oustaz Babacar Samb di nuyu it coordonnateur projet bi di Mamadou Mbodj Diouf waaye di leen xamal ne daara yi de daje nañu waxtaan nañ la jiit woon ci waxtaan bi mooy kenn ku ne waxee sa tolluwaayu daara fan la toll waaye bi ñëpp waxee ba daaneel daal mbokk yi am nañ kersa lool ndax yëg nañ ne daara yi ci àgg yi ci jege àgg sax yu néew a néew la waaye yi ëpp ci daara yi dañoo ne ci sànce am na ci yoo xam ne ci fondation lañ toll am na ci yoo xam ne ci rangement fenêtre lañ toll am na ci yoo xam ne ci raase bañ war leen xat dëgguñ leen ci lañ toll am na ci yoo xam ne it xadd nañ leen waaye monteeguñ seen i bunt raaxaguñ ko te loolu ministère bi ñoo ngi koy ñaan nun 32 daara non public yi mu sol aw dàllam lii nuy wax bu ci bëggee am lu ko gën a leer mu dugg ci daara yi seetal ko boppam bu boobaa lii nu wax dana ko fekk léegi nag ñu jekki ba naga ni ñu jot ab xibaar ne daara yi dañ leen war ubbi ci weer wi loolu moo tax ñu daje di waxtaan ci loolu nan lañ mën a ubbee daara yoo xam ne yée ngi ci fondation yée ngi ci raase yii xëddaguñ leen te noo ngi fàttaliku 28 novembre 2013 bi nu Alaaji Macky Sall woowee ci Sorano ne day lancé waat projet bi gannaaw bi mu jotee ci réew mi lam nu waxoon ba fi mu toll nii fàttewuñ ko dafa waxoon ne dafa am yéene ci daara fas yéene jàppale waa daara wax ne xaalis bi mi ngi fi am na yéene daal di tàmbaleendoo daara yëpp tabaxaloo leen jox leen seen i borom ndax dafa am yeneen daara yu ñu séntu yoo xam ne bëgg nañ yi àgg bañ jëfandikoo ko ba yooyu ñëw président ñi ngi lay fàttali sa kàddu googee di ko fàttali sa ministère bii nga xam ne mi ngi lay jàppale ngeen xam ne daara yi sëriñ daara yi ñu ko jox aajowoo nañ ko yittewoo nañ ko waaye yàkkamti nañ lool daara ji àgg waaye nag ba nga toogee ba nga ni ñi ngi séntu loolu te am nañ yéene yi nga inauguré daara yi ci sa kanam waaye nag mu ànd ak inauguration boo xam ne day fekk mu sotti coleet ba lañ fa yéene ci taxaw fa goney réew mi jàng leen fa njàng mucc ayib mu mën a am waaye daara yoo xam ne amul ndox amul courant yañ ne ñoo jege ak gës néew équipement ba xaaj ba ñëwagut ñu joxe ndigal nañ ko ubbi loolu dël sunum xel loolu moo waroon ñu daje fi di waxtaan xam nañ ne kilifa réew mi am na ci yéene xëy na ministère bii koy jàppale am na ci yéene waaye nag bari na ci loo xam ne umpule lay doon loolu moo tax ñu yëkkati suñu kàddu ngir bëgg loolu leer ñu xam ne daara yi ñuy wax nañ ko ubbi public bi moom état bi moo ko moomal boppam donte xam nañ ne ñoom itam li dal yii moo leen dal waaye non public yi nga xam ne nag ci suñu loxo la nekk yooyu ñu ngi leen xamal ne jegee gut fu ñu ko mën a ubbee kàddu gi nga xam ne daara yi ci lañ maase ñoom ñëpp ñu maase ci ñëwuti ñu woli téléphone ñu joxe seen kàddu ca loola mooy daara yi ñoom ñëpp nee nañ duñ ko mën a ubbi ndara du daara yëpp dafa àgg kon buñ bëggee ñu ubbi daara yi nañ àggale mboolem 32 daara yooyu ba mu àgg coleet équipement yi ci war ñu def ko ca bu boobaa waxtu bu ngeen jàpp ñu ubbi rek ànd nañ ci ak yéen waaye lu lool nag ubbite gi moom ñun ànduñ ci la tax ñu di ko waxit mooy xam ne yéene yi ngeen am ci bëgg ñu taxaw doomu julli ñi jàngal leen condition yi daal di toll mëneesu ko caa def te it bu ñu sañoon bu ngeen ko xëyee ubbi moom la ngeen ci bëgg ngeen am ko ca loolu daal moo doon kàddu gi ci ak gàttal ñu di ko wax ci turu mbooleem 32 daara no public yi ci ñaar fukki daara ak benn yi teew ak fukki daara ak benn yi nga xam ne teewuñu te ñu jot leen téléphone ñoom ñu joxe seen kàddu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
je me nomme Cheikh Samb, directeur des études du Daara Nour Islam de Géoul. Mais également, je suis propriétaire de Daara Pomod. Et je porte la parole de mes camarades bénéficiaires. Nous remercions le chef de l'État de sa ferme volonté de booster l'éducation à travers surtout les Daara modernes. Nous remercions également M. Babacar Samb, inspecteur des Daara, et M. Mamadou Mbodj Diouf également, coordonnateur du projet PAMOD. Nous remercions également tous les khalifes généraux et surtout le khalife général Cheikh Mountakha Mbacké qui nous a accueillis ici. Et là où on appelle le Kër gu Mag. Donc ici, depuis ce matin, les 32 propriétaires de Daara non publics se sont réunis pour échanger sur les conditions d'ouverture des Daara non publics. On a eu écho que les autorités voudraient ouvrir de manière imminente les Daara, alors que nous savons tous que sur 95% des Daara, sur 100%, si on a 100%, 95% des Daara sont inachevés. Donc, nous nous sommes réunis ici pour discuter sur les conditions sur lesquelles les Daara doivent être ouverts. Donc, et nous avons trouvé un point commun, c'est qu'il est très difficile d'ouvrir les Daara à 2 vitesses. Puisque on sait qu'il y a des Daara qui sont presque achevés, mais il y a également des Daara qui sont en construction. Donc nous remercions également tout le monde, tous les bénéficiaires ici. Nous remercions également le coordonnateur qui fait des mains et des pieds chaque fois. Et chaque fois qu'il nous convie ici, et il nous met à l'aise. C'est toujours dans un cadre vraiment enchanteur qu'il nous accueille. Vraiment, nous remercions également Moustapha Diop, Serigne Moustapha Diop, le coordonnateur. Nous remercions également tous les Serigne Daara ici présents. Non, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'ouverture, mais on va échanger, on va voir sur quelles conditions ouvrir les Daara. Du moment que l'écrasante majorité des Daara sont inachevés, comment les ouvrir? Donc ça, c'est pourquoi on a tenu ce point de presse pour voir dans quelles conditions on peut ouvrir les Daara. Voilà, le point sur lequel nous nous sommes tous accordés, c'est que nous n'allons pas ouvrir les Daara à 2 vitesses, quitte même à attendre les Daara qui sont en voie de construction pour ouvrir. Parce qu'on nous avait promis que tous les Daara allaient être commencés et allaient être achevés. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'on attende également ceux qui sont laissés en rade.